بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi seetaan seen chaîne bi di Naby TV 92 officiel ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar dellu si waat ci seen émission jàngat ci l'islam jàngat ci l'islam nag tey mi ngi ñëwaat ci actualité bi nga xam ne bu triste la bu metti la muy wàllum violence bi nga xam ne duma wax ne tàmbali na mësu fi jóg rawatina ci arène politique bi violence bi bare na ba jéggi dayoo c'est-à-dire woyafal gi nu woyafal tuur deret ak woyafal gi nu woyafal faat bakkan ak woyafal gi nu woyafal yàq matériel wala damm cër loolu ci politique léegi dafa mel ni loolu dafa légal violence ak politique dafa mel ni dafa ànd te àndul ku ko bëgg a légaliser tamit amul c'est pas vrai mooy ku amul ay argument moo koy def ku mënul convaincre askan wi moo koy def ku amul benn yaakaar ci boppam boo xam ne jàpp na ne li ñu ko jox mën na koo matale mooy mottalee boppam violence parce que jàpp na ne bopp bi lu mën a convaincre nit ñi newu ci moo xam liggéey la moo xam discours la léegi lan la dese mooy fokk mu jaay doole pour mën a forcer nit ñi am lim bëgg mais loolu musiba la deret dafa sacré te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am lum ñu tere woon ci jullit ak mbokk jullitam al muslimu lil muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa irduhu nee na jullit ci mbokk jullitam xaraam na mu tuur deretam wala jël alalam wala faat bakkanam wala yàq deram waaw wala mu yàq deram mais loolu su demee ba yow sa mbokk jullit wala sa mbokk nit sax nga mën ko tiim di ko jàmpaaka wala nga mën ko tiim di ko caw jaasi mbaa nga mën ko tiim di ko dóor balu fital ba pare mu mel ni dara du xew loolu nag ragal naa ne lu ñu war a jóg la ñi nu dénk suñu ëttu attekaay yi am nañu problème bu rëy rëy xaw ma xam nañ ko xaw ma xamuñu ko waaye am nañu problème ñoom suñu takk der yi police la gendarmerie la am nañu problème bu rëy ma wax leen ko tey problème bi mën ngeen ko bañ a gis fii ci àddina de waxuma nag du ngeen ko gis mën ngeen ko fi gis mais mën ngeen ko bañ a gis waaye bu ngeen duggee bàmmeel di ngeen ko gis mooy ku nekk mën na jëllale violence bi xew ku nekk mën na feneti mu jàll ba mu des ñoom un procureur de la république mënul gëmm bëtam ci xeeti violence yii di xew nga xam ne ñi koy def dañuy filmer seen bopp xam nga kooku nëbbutootul dàng police ka gendarmerie mënuñu gëmm ci lu mel nii te du ñu def enquête pour ñu identifier ñan ñoo ne ci ginnaaw kii def moom leer na ñan ñoo ne ci ginnaaw kii def lii ba waa ji am fitu mën a violencer nit ba pare di ko filmer gis ngeen li xew barki démb Casamance te njëkkewul foofu xewoon na fii Dakar xewoon na Tambacounda xewoon na Mbuur xew na Pikine gii Pikine xew na Kër Massar xew na fu bare ci Sénégal foo xam ne heure bu jataayu politique amee buy jeex deret tuuru fa mbaa ab cër damm fa loolu nag lu garaaw la yeneen yi sax xëy na daan na xew ñi ko def di weddi mais violence bi xew barki démb man dama ci gis ñaar mu jaaxal ma ki jiite woon affaire bi nervi bu mag bi nga xam ne moo jiite ñi doon jam nit ñi ak di leen dóor te fekk leen ci biir kër live la def affaire bi live man may seetaan live bi direct bi muy dem di songi ñi ne ci kër ga di réunion ci page Facebook am la def live bi te ba léegi live bi kenn supprimé wu ko mi ngi ci page Facebook am muy def live bi direct
ñëw di attaquer ay nit di saaga direct muy jàll ci live bi pendant 30 minutes ba 40 minutes 30 minutes di njëkk yi moom daggul mu dagg ñu defaat live bi direct waat mais man bi ma koy xool dama ne waaw police u Sénégal wala gendarmerie xaw ma kan ci ñoom ñoo ci war a réagir wala procureur de la République est-ce que mën naa umpale lu mel nii nit kuy dem di attaquer ay nit def ko direct muy jàll ñu di ko seetaan mais xanaa war nañ ko signaler te kooku neex na identifier parce que directement xam nañu place bi mu nekk parce que mi ngi live ko nëbbutuwul lu tax mu am fit boobu nëbbutuwul bi mbir mi jàllee waa ji kenn déggul fu ñu ko convoqué ki ñu wax ne moo nekk ci ginnaawam ab directeur général la benn société bu nekk fii aéroport bi mu génnee bi muy expliquer li mu wax dafa garaaw c'est-à-dire moom dàqul ne moo ne ci ginnaaw ñi koy def nee na li tax scandale bi am foofu ba ñu gaañ fa ay nit ñii ñu jam leen ñii ñu damm leen politicien bi fa ñëwoon di réunion moo ko def parce que moo ñëw koñam waxul këram de koñam c'est-à-dire yow sa kër nga moom mais kër gi nga jàkkaar lool loo fa am yow mën ngaa dëkk ci ab koñ ne kër gi jàkkaarloog yow kenn du fa dugg nee na ñooñu ñëw dugg koñam mu woo benn xaritam bu ko xam ne ko waxal diw ne génn koñ bi Sénégal moo neex waxal diw ne génn koñ bi fii ñun soxlawuñ ko fi c'est grave ça nee na mu dëgër bopp bañ ba li ko ciy fekk ko ci ko koy avoué na li ko ciy fekk ko ci kooku avoué na ndax Sénégal dafa yegg ci fu ñuy waxee ne képp kuy politique amoo droit dem koñ sàngam loolu du pouvoir du opposition kenn amu ci droit képp kuy politique fii ci réew mii sañ ngaa dem dagaan baatu askan wi gox bu la neex gox boo yaakaar ne ña fa dëkk mën nañ laa jox sa carte war nga mën a dem ci ñoom saafu wanteeg ñoom ci jàmm waxtaan ak ñoom ci jàmm soo leen convaincre ñu votel la soo leen convaincreul ñu xool keneen ku ñu war a votel ñu votel ko loolu mooy dëgg la yàlla bëgg mais gis nga wër-wërloo gi ak naafeq gi dafa war a jeex ci réew mi gis nga li ñuy tuddee maandu ak neutralité amul ni ko nit ñi jàppee demeewul noonu maandu gi mooy bul jël benn position bu safaan amee parce que nanu bàyyi rek mbir mi nu dem loolu mooy la bépp jote bu am na ku ne ci dëgg ak ku newul ci dëgg boo xamee fi dëgg gi féete te féete woo fa dangaa jeng yow seytaane bu muuma nga boo ci noppee ñaar nag mënuñ ci noppi boroom xam-xam ak journaliste yi war a informer nit ñi li xew te léegi terrorisme intellectuel bi xew ñu jëme ko ci boroom xam-xam yi jëme ko ci journaliste yi ñenn ñi bokk mooy dañ leen di xamal ne leen ñoom waruñoo am position quoi waruñoo féete fenn waaw waa léegi bu dëgg bi féetee ne nag yow dëgg bi ne nii fen yi ne nii ñu ne la yow bu ci féete fenn pour nga nekk nit ku maandu du dëgg loolu du maandu kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum awil walidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima sunu boroom dafa wax ci alquran ne na ngeen àtte ci dëgg na ngeen seedente ci ak dëgg ak maandu ak jub lan mooy maandute mooy fi dëgg gi féete nga ne fii la dëgg gi féete fii caaxaan yi féete nga ne fii la caaxaan yi féete kookoo maandu waaye fii la dëgg gi féete nga gëmm ko jeng nga sunu boroom ne dëgg googu nag bu dalee ci sa bopp wax ko bu dalee sa waajur bu dalee sa doom su dalee sa njaboot ku la gën a jege ku mën a doon nee na rattax ko dëgg gi moo xam ku am la walla ku ñàkk la sunu boroom teg ci aaye bi ne su fekkee koom maa tax man yàlla maa ko gën a yell su dee waa ji dafa ñàkk nga yërëm ko bëgg koo jox
xamal ne moomul dëgg gi, man yàlla maa gën a yelloo dëgg gi. waxal dëgg gi te yàlla tax, shuhadaa lillahi. waaye violence bii di xew nii ñu bëgg koo légaliser mu war a nekk lu jaadu. léegi yow imagine toi tey benn opposant bu dëkk ci benn gox, président de la république war fa dem di campagne, wala kenn ku jege président mu ne leen kooku bu mu ñëw sunu koñ, dal di mobiliser ay xale wut loo leen ay xeer ne leen diw bu mu fi ñëw di dagaan baatu askan wi. mais loolu fan la ko teg? yéen defe ngeen ne loolu ab opposant bu ko defoon dina yendu këram? nañ waxanti dëgg, du yendu këram. le fait que ñii am audace fekk nit ku dugg ci biir kër di réunion ak ay nit ngir xool yan pexe la ñuy def ba avancer dëkk bi, ñooñu am audace fekk leen fa, toj seen oto, jam leen i paak, dóor leen jaasi, c'est parce que liñ féete ci nguur gi moo tax. bu ñu féetewul woon ci nguur gi heure bii kenn waxu ko. moo tax dara du leen ci fekk fii nag ci seen jamono régime bi ñu nekk. waaye ku ci dee di nga ko yëg. wallahi ku dugg biir bàmmeel xam li ci tuur deretu doomu aadama da nga xam ne lépp dëgg la. su ko defee nag journalistes yi ak yenn boroom xam-xam yi nañu jël seeni responsabilité. mooy Sénégal mi ngi traversé benn crise bu doy waar. crise boo xam ne danañu dégradé mboolem lu kawe woon lu nekk di nga daanu. te ni ngay daanoo lenn rek la, mooy xëppu mbaa xëppu la alal. foo gisatee dëgg gi dootoo ko mën a waxati, mbaa ñu xupp la tiital la ba boo gisatee dëgg gi dootoo ko mën a waxati. loolu nañ ko tàyyi. li ñu tuddee maandu du maandu ñaar ñuy jotee ci am réew nga xam ku tooñ ba pare maandu ca, dangaa sot. ku am doole du noot ku amul doole nga xam ko noppi ca, dangaa sot. maandu wuloo, yow ku jeng nga, saytaani bu muuma nga. loolu yonent moo ko wax, as-saakitu anil haqq shaytaanun axras. loolu amul, c'est pas vrai. ku mu neex nag nga féete li ñu fu la neex, parce que léegi loolu lañ xewal. boo waxee rek ñu ne la dangaa féete barab sàngam. waaye li wér te ñépp teg ko seen bët fii ci Sénégal te kenn mënu koo werante, soo bokkee ci nguur gi loo mën a def dara du la ci fekk. loolu kenn mënu ko dindi fii. soo fa bokkul loo def lu mu tuuti bu garaawul woon di nga ñam kaso bi. mais loolu tegewul fen. loolu du dëgg te du yoon, te dañ ko war a dénoncer. xam ne àddina yàlla daf ko tabax ci ak maandute. yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi gën ñépp dafa waxoon soxna Fatima mii sama doom la, moo ma gën a jege. waaye luwaay yii nu tëral ci ku sàcc nga xam ne ñi ngi koy teg ay doomu aadama, soxna Fatima bu jëloon man dinaa dagg loxoom, luwaa bi dinaa ko teg ci kawam. law anna fatimata bintu muhammadin saraqat la qataatu yadaha. su doon Fatima doomu yonti yàlla Muhammad mii moo def dégâts bi, man danaa jël li loi bi wax ma teg ko ci kawam, appliquer sharia ci kawam. mais loolu amul benn yëngu-yëngu booy gis ñi bokk ci mouvance présidence bi ne fa di réunion di meeting, bu ñu fa jógee xeex am fa ñu tuur fa deret mu mujj fenn, du mujj fenn. ci àddina jàll na, waaye ci kanamu yàlla di ngeen ko lay. nañu bàyyi tooñ baaxul. ku nekk am nga droit laaj askan wi ku mu wóolu jox la, ku mu wóoluwul mu bala. fàttaliku leen 2011 2012 régime bi fi newoon bi mu fiy jóge, tey nii affaire bi mel noonu la meloon ci ñii ne ci nguur gi. boobu ñoom lañ doon bundu xataal di leen fitnaal. maa ngi fàttali bi ñuy arrêté cortège u président fële ci Diourbel te muy fippu moo garde yi mu àndal bay mbëkk police yi sax, ramasse otom xuus seen biir ne dañ leen a fitnaal parce que dañ leen a bëgg a tere ñu campagne, te loolu kenn mënu leen ko tere. boobu ñoom ñoo nekkoon ci opposition bi, ñu di ko dénoncer boobu jamono. ñu xamoon nañ ñu, xëy na boobu internet melul nii. ñoom tey ñu féete ci camp wu pouvoir boobu, ñoom tey di jël loolu ñu leen doon def
di ko defaat ñeneen ñi féete ci opposition bi loolu tege fan. kon lan mooy njëriñu nga doon laaj réew mi parce que da nga ne woon da ngay jubbanti injustice bi fi nekk ñi fi nekkoon jël injustice teg sa kaw di la jaay doole di wane ne dëkk bi ñoo ko moom ñoom fu leen neex dem yéen fu ngeen bëgg a dem ñu gàllankoor leen ngeen ne waa Sénégal ñii li ñuy def du dëgg du yoon jox leen ñu réew mi ñu jubbanti injustice boobu ci dogalu yàlla Sénégal yi jël réew mi teg seen loxo ngeen ñëw toog fi ñooñu toogoon yor pouvoir bi nu yoroon walbatiku lu bon la ñooñu doon def ngeen multiplier ko 10 fois di ko def loolu pour lan la lépp lu ñu tegoon injustice yéen ci seen kaw ngeen di ko xeex yéen a ngi koy jël tey di ko xeexee ñeneen mais loolu c'est pas normal loolu du lu nit di làmbatu loolu da ngay toog di ko daj bàyyi leen seen caaxaan yi addina bi yàlla moo ko téyel boppam dana sagal doomu aadama dénk ko ci ab pàcc ci ab diir bu ndaw diir boobu bu jeexee pouvoir ba day jeex ñu jële ko fi lii day jeex rafetal leen ko te nit ku nekk di nga wéet ci sa bàmmeel doo ko bokk ak kenn dee leen lay lu layu nit del défendre loo xam ne luñ mën a défendre la mais di défendre nit nii pour que da ngay défendre rek maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun wallahi léeg-léeg nga gis nit toog ci plateau di wax nga xam ni kii gëmul ne kàddoom yi dinañ ko topp yowmal xiyaam fekkul lu ne weng nit ku def lu ne weng ba ñépp xam ni kii moo def nga toog ci plateau di ko défendre yow parce que yéen a bokk camp xam nga ne xamoo yàlla xamoo bàmmeel waaye bisi ngi ñëw baat yooyu nga yàbbi te nga xam ne parloo dong moo tax nga def ko wallahi di nga ko réccu yàlla xam na ko nit jareebu ko ci àddina mais nit boo àndeek moom bu defee erreur sax te munoo ko défendre te munoo ko xas minimum sax xanaa bokk nga dem ban cee wax mais def wu ne weng taxaw di ko justifier mais c'est grave su ko defee loolu nag bokk na ci yi nga xam ne tey su fekkee munuñ ko dindi léegi nañu xaar ci kanam ay bakkan wadd ndax léegi woy wi ñépp di woy lan la mooy na ku nekk jëlal sa bopp sa matukaay ku la agressé nga fayu mais loolu est-ce que jëm na kër loolu musiba la nit warul nekk àttekatu boppam li tax ñu tëral fi ay yoon c'est parce que dañoo bëgg bu nit ñu jotewee ñu dem ci yoon mu tracé fi dëgg bi féete police gendarmerie ñoom li ñu leen dénk nit ñi comprendre ñu ko gis nga ñooñu libre ñu de gisal takk der bi mu taxaw ci tali bi rek police la policier la gendarmerie la libreul parce que dafa am kilifa te fi ko kilifaam yam loo lay yam buñ ne ko bul dem barab sàngam du fa dem buñ ne ko boo fa demee na nga comporté woo nii bu demee noonu la fay comporté woo mënu ko passé ou bien bu ko passé ñu sanctionné ko loolu moo tax ngeen di gis yenn yi bu xewee police taxaw ci benn taxawaay bi benn mu ñëw sonal askan wi torop fitnaal leen lool du moom ndigal la ca kaw la léeg-léeg mu ñëw na yàcc na yasar mel ni ku jéemul dara du moom ndigal la ca kaw nañ ko digalee la parce que ñoom ñooy def exprès jël ay politiciens jox leen ñu yilif policiers yi waaw parce que ministre bi yilif policiers yi dañuy jël benn politicien def ko ministre de l'intérieur mu yor ay ambition politique di xalaatu politique di ko imposer policiers yeeg gendarmerie di leen ko jox ñu di ko exécuter te mënuñu ko bañ loolu musiba la loolu du yoon te war na jeex moo xew ci justice bi la même chose procureur bi ki koy nommé simple politicien la da koy jox ay ndigal mu koy def bu ne ko jàppal mu jàpp bu ne ko bàyyil mu bàyyi libreul ñoom ñëpp dañ leen a tënk waaye nañu xam ne am na beneen buur bu leen tënk bu ñu xamul mooy yàlla te kooku rek mooy buur ñii ci des di la tënk dañu laa ëpp doole gën laa yeewu rek waaye li ñu lay defloo ñu ngi lay gasal sa bàmmeel ndax liñ lay defloo dara du ci baax ci sa bàmmeel ëllëg bàyyi leen xel bés boobu fonk sa liggéey baax na torop waaye am na loolu ku la ko sant war nga xalaat sa biir bàmmeel fonk sa liggéey ma ne baax na jëfe sa liggéey baax na gendarme nga policier nga douanier nga procureur nga loo mën a doon
ci ndomba tànk buñ la mën a dénk nga fonk ko def sa liggéey baax na waaye nga xam liggéey bi ngay def lan la lay jural yow kenn képp bis boo tëddee ci sa bàmmeel lu mat a bàyyi xel la yow kenn képp bis boo tëddee ci sa bàmmeel lu mat a bàyyi xel la yàlla ñu yàlla suturaal injustice bi na jeex Sénégal xam naa du gaaw a jeex waaye ñi koy waxi buñ bàyyi fii ñiy def ñi ngi def ñiy wax di wax te war nañoo yegg ci jamonoy na doy nit mënul yore pouvoir ba pare violent yore pouvoir ba pare violent baaxul te xam ngeen ne nervi yi ñi koy recruter mais ci mouvance présidence bi lañ nekk ñëpp xam nañu loolu police ak gendarmerie ñu jox la ko doy na kooru gendarmerie ni mu toll bu police ni mu toll ñu jox leen ni arme mu légal ñu mën agir fu nekk foo dem ñu mën la topp loolu doyu la ngay recruter waat ay nervi di ànd ak ñoom pour ñuy toroxal ay nit di leen dóor mais loolu pour lan la mais loolu mënul continuer de li wér mooy ku ci waxul léegi di nga ci mas a waxi te amaan na fan cay waxee dana fekk li wolof naan béy wéy na mbuus kon mbokk yi àddina mi ngi jubee ci ak maandu te maandu mooy kenn ku nekk ñu jox ko xàqam ki am dëgg ñu jox ko dëgg ki newul ci dëgg ñu ne ko newoo ci dëgg loolu mooy maandu kon mbokk yi mel ni ne li ñu amoon ci ay minutes jeex na ñi ngi ñaan yàlla mu nangul ñu ñi ngi ñaan yàlla mu def ci réew mi jàmm jaajëfal suñu technicien bi nekkoon ci xarala gi muy sëñ Mor Diallo jox leen dig daje semaine bi di ñëw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu